téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Mariama Sarr Dia nekk conseillère municipal ca commune bu Bambilor naka noonu Mariama Sarr Dia membre la ci APR ak bokk tamit ci convergence des cadres de l'APR naka noonu mu bokk ci cellule de communication bu coalition Benno Bokk Yaakaar ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum projet de découpage région de Dakar kaawu Bambilor moo tax tey ñu koy dalal ci émission kennu askan wi soxna Mariama man lay dalal jàmm. jërëjëf Malick di la remercier ci confiance bi nga am ba invité ma ba pare di nuyu téléspectateurs yi. di delloo nag njukkal waa kër Ndiaye Lo 5 villages yooyu kër Daouda Sarr Konoon Ngalab. cité Mbab Guissé ak les cités émergentes. parce que comme ni ñu wax bu lëkk lekkee alom naka gërëmee coy. bokk ma fa mais ñoo ma dalal boole ma seen bopp def ma seen doom adopté ma. am na solo. alors soxna Mariama ñu fas yéene waxtaanee projet de découpage bu région wu Dakar kaawu Bambilor man jamono jii dama yaakaaroon yow fekk na la ci convocation bi ndax ñu ngi réunion d'urgence conseil municipal bi jëm ci wàllum kaawu Bambilor waxtu bii sax mbir mi war na tàmbali ndax 15 heures lañ leen convoqué yow nga nekk conseiller municipal lu tax teewoo fa jamono ji. Malick gisee ñoo ko gisandoo parce que jotuma convocation. jotoo convocation kenn joxuma convocation en tant que conseiller municipal dëgg yàlla jotuma convocation gisuma ko. gisuma ko ñu yónnee nii dara. mais lu tax jotoo convocation. mais yow conseiller municipal nga da nga waroon teew. waaw dama war di teew sax surtout bii nga xamante ni. nu mu amee solo déjà waaw détaché nañ ñu fa nekkatuñ fa. nekkatoo leen mais alors lu tax teewoo lu tax convoqué wuñ la. waaw xam nga dafa am tuuti antécédent politique nag yu fa am. parce que comme ni ñuy wax nii man je les ai toujours tenu tête ndax seen démarche man mosuma ko apprécier. kon yow lii àndoo si. mais ànd naa ci liñ ñu jëlee Bambilor mais projet bi nga xamante ni dañ ñu nar a taf Sangalkam man mënuma ci ànd. mënoo si ànd. déedéet xam nga lu tax. lu tax. parce que man sama baptême de feu politique entrée politique ci secteur boobu lii moo doon cause bi. wax dëgg yàlla ci laa jàppanteeg chef de village yëpp ñu respecté ma. def ma comme seen doom ma bokk ci comité de pilotage bi depuis 2013. amoon na sax yu ñu daan dox mais en 2013 lañ ko formaliser defar ko ba nga xamante ni dañu def suñu argumentaire def suñu yëpp wax dëgg yàlla. tenir ci population bi ni mu toll ak selon code des collectivités locales lan la wax. foo xam ne plus de 15000 habitants am na fa war nañu war a mën a bénéficier wu ci demander commune. ñu koy demander nag depuis 2013 boobu lii yëpp amu fi ñoom tamit xam nga lébu yaa ma ko gën a xam dafa mën a teral doomu aadama ñu ñëw jàppale woon président Macky Sall boobu foofu bastion PDS la woon. tey ñu dëbb ko ba mu mokk ba nga xamante ni président Macky Sall amul sax ay demal ma ñëw. tout le temps premier tour lay génn. wax dëgg yàlla ñu kóllëranteeg moom. donc bi ñu kóllëranteeg ñoom c'est parce que ñoom ay mag lañu ndax comité de pilotage bi chef de village yi ñoo ko ŋànkoon. mais dañu insister woon ne bu mu am coloration politique. waxu politique sax plateforme bi ñu bokk nga xam ne dañ ciy waxtaan doo wax waxu politique. doo dugal image politique. lépp lu nga xamante ni dafay doxal gox bi mën nga ko dugal mais lépp lu nga xam ne politique la waroo leen ci dugal. loo war a am lu ngi leen di wax da ngay dem nga déplacé wu parce que man tam dañ ma jox nopp dañ may déglu. bañ nañ ko bu ñu defee délégation fenn. parce que relation mën naa wax ni extérieur laa amoon. coopération bi ndax bu ñu bëggaan dem fenn parce que après tout tam fond bi politique lay doon. bu ñu demee fenn dañ naan madame Dia tënk nañu suñu wax jox nañ la ko wax. kon yow sa doxalin ak sa taxawaay moo tax convoqué wuñ la. si réunion d'urgence bi am jamono ji. waaw mën naa interpréter noonu de. mën naa kaa interpréter parce que nag man comme li ma wax je suis très constante. de 2013 à maintenant dama doon dóor toujours ci table bi di aviser kii de droit muy autorité suprême bi chef comment dirais-je père de la nation. son excellence Macky Sall. parce que tamit man bi ma fa jëkkee dem réunion bi ñu ma jëkk convoqué foofu. ci kër chef de village kër Ndiaye Lo dama dem yëkkati sama loxo ma ne man madame Dia Mariama Sarr man président Macky Sall laay représenté. di ko political. même bu ma àndee ci lii ngeen di dox. parce que tamit c'est une demande sociale. te dañ ne décentralisation. la décentralisation est citoyenne. donc man du ma jóge foofu ma nekkoon loolu laa mës ci défendre. loolu nga mës défendre waaw loolu laa mës ci défendre. par ailleurs aussi. liste bi ñu demee woon président dafa waxoon ànd leen ak ñoom. man seen démarche boobu doyuma. ànduma woon ak ñoom. donc liste vision lañ nekkoon tête de kii laa woon. liste femme paritaire.
yàlla def ñu jàll. am 2 conseils départementaux ak 12 conseillers communaux. oui jàkkaarloo nag ak ñoom. oui waaw alors conseil municipal bi nga xamante ni jamono ji ñu ngi daje ca Bambilor yow teewoo fa lan nga fay xaar exactement. ah fulla ak fayda rek. si naan parce que ñi fa nekk ñun ñoo bokk cause bi ñu doon défendre. ba dem foofu ñu yabal ñu fa. te ñun ay chef de village ñoo ñu fa yabal. ñoo ñooy représentant état certes waaye dafa mel ni ñoom ñooy président village yi. ñoo ñu tabb tànn ñu boole ñu population yi ñu voteel ñu. man biñ may voteel 1 an laa fa def au moins amoon naa fa 100 voix ci 1 an bi. ñoom ñu amoon fa 500 voix ñoom ñu fa juddu fekk fa baax samp fa seen nënd. kon man mën naa wax ni wóolu nañ ma te loolu c'était en 2013. massa nag léegi nga xamante ni dañ maa gën a xam. te sama démarche comme li may wax la constance rek. oui alors Mariama Sarr Dia jotoo convocation. mais soo teewoon ci conseil municipal sa kàddu lan lay doon. damay kontaan ci li ñu séparé wu ci maire parce que après tout comme li ñuy wax nii. bu doon benn fan bu neex sax passé nañ ko ensemble malgré nag daañu dëppal suuf duma ko xarab ndax léegi dañuy conjuguer Bambilor au passé. mais damay voter pour contre duñ ñu taf Sangalkam. da ngay voter. pour projet ñu taf ñu. Sangalkam. oui man damay voter contre. àndoo si. mukk duma ci mës a ànd. mais loolu est-ce que tamit duñ ko jëlee sur le plan politique. que ni Omar Gueye en tant que ministre des collectivités territoriales dafay dooleel boppam. ah man xam nga. laaj la de. waaw déedéet dama lay tontu. oui. politique da ngay am vision. man bés bi bett ma maa ngi ko doon xaar. ndax moom bi mu ñëwee kon lii lu ñu togg ba mu ñor la. mais bien sûr ñu yekk ko teg ko ci table bi. xam nga dëgg Malick du neex de. te dañ toog fii te dëgg rek la ñuy wax. dafa ñëw bootul njabootu président Macky Sall. oui ñun dafa bañ fay dem déggoo may la bastion PDS la woon. ñuy tapage porte à porte. duggal commune ba rek nga ne madame Dia ndax ñëpp xamuñu ma fuñ ma xamee président Macky Sall. moom pendant ce temps mi ngi woon réew mi. bi mu jógee réew mi mu dem VRP créer mouvement am ñun ñu toog toujours si président Macky Sall. di def porte à porte. mais yéen a bokk jamono ji coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw mais la crise est profonde. waaw très profonde parce que. très profonde waaw sa démarche politique. démarche politique bu Omar Gueye. en tant que ministre des collectivités territoriales. ba pare nekk autorité locale. oui démarche bi moo mus a doy waar lii ngeen gis rek. mais ça a toujours été ainsi man nag comme ni ñuy wax nii j'ai toujours tiré sur la sonnette d'alarme. oui man du ma nekk ba léegi lay taxaw di koy wax de. lii waxit la. kon lii nii Omar Gueye la arrangé. mais bien sûr que moom la arrangé moom boppam lay defal ba pare ñi mu taf ci boppam ñi naan d'accord nañu. ñooñu ñëpp nangu dañu mus a ànd ak ñoom dañu mus a ànd ak moom. donc ñooñu dañuy génn. moom ku muy endormir sur le plan politique moom da lay enrôler. mais boo xamee ne sa bët da nga koy xool. di am ay vision di am say point de vue parce que man xam nga terrorisme intellectuel man mosuma ko nangu. te duma ko mës a nangu te duma ko nangul kenn. man libre pensée la te damay dem wax li nga xamante ni. moom la sama askan bëgg muy lan la communalisation des 5 villages. oui alors. et des cités. alors. émergence Bambilor amoon 19 villages léegi mu am 14 conséquence bi Mariama Sarr Dia lan la exactement. ah ñun ñooy nag bi nga xamante ne nag suñuy ween yi daa fees dell ak meew di baawaan. suñu côté. sentiruñu woon suñu bopp ci commune bi waaye ñi ngi ko doon muñ. mais ñun ñooy vache laitière bi. pourquoi ma wax ko loolu. Kunun Pawul bi fa la nekk. Sepam bi fa la nekk. usine fer fa la nekk. Arénate fa la nekk. usine plastique. ay usine plastique fa la ñu nekk mais demal nga xool Bambilor commune Bambilor suñu côté fi nga xamante ni Sangalkam moo tëdd suñu diggante. séparé ñu ak moom fi mu dëkk moom wax te yàggal tafar fa kàll macha allah bakkane na mais ñun moom fi ñu dëkk ñenn ñi xamuñu ko sax maanaam kan fu mu dëkk dafa bakkane maire bi fa mu dëkk mais ñun suñu côté am na ñoo xam ne xamuñu maire bi xamuñu Omar Gueye te dañ ne administré yi da nga leen war a jege de. di def proximité yeeg yooyu. mais lu ma jaaxal xam nga dama la wax léegi ni la crise est profonde yow nga ni ma la crise est très profonde Mariama Sarr Dia. waaw mais ngeen bokk coalition Benno Bokk Yaakaar. mais ba kañ xanaa yéen liggéey yéen ñëpp seen objectif mooy jàppale Macky Sall. waaw xam nga comme li ñuy wax nii. oui kon ku si mel ni man xam nga damay bañ. kon mën nañu wax damaa sax béjjunu dënn. da nga sax béjjënu dënn waxin la parce que damay bañ oui moom dafa am béjjënu ginnaaw bëggul boot kenn ku nekkoon ci président Macky Sall.
Omar Gueye. waaw non dugg leen ci département bi def leen porte-à-porte te ñu ngi dem nii yónni leen fi seen gars yi si terrain bi ngeen seet. non sama gars yi kay ñu si terrain bi. jeex na def leen micro trottoir Babacar Seck muy du foofu. man rek man maay wax ñëppay kaas. gisoo démarche politique bi président jëloon si élection yi c'est parce que dañ ko waxoon pour mu dajale njabootam pour ñu gagner APR parce que moom sa manière de faire moom noonu la xamee loolu la xam politique mais ñun dajale la ñu bëgg mais est-ce que aussi mën nañu wax ni président Macky Sall dafay dooleel Omar Gueye déedéet parce que lii projet la de waaw projet la waaw mais waaw projet la non xam na ni projet la mais quand même projet bi xam na fan lay mujjee. déedéet mais xam na fan lay mujjee yow tamit Mariama Sarr non 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 mais Mariama Sarr Dia xam na ni projet bi fu muy mujjee. ma ne xam nga président wax oui bu ko neexoon day xëy rek bind. ne taf nañ ñu fa. dans ce cas man peut-être duma taxawee nii. mais léegi xam nga léegi li nga wax man nangul la ko nga ni projet la. mais léegi su mbir mi antoo léegi nag. dans ce cas dinañ xool ban posture la ñuy def waaye balaa muy antu lañ koy aviser moom. parce que dañoo yàgg sonn. kon lii su antoo sa taxawaay si politique. dañuy taxawaat beneen ci coalition Benno Bokk Yaakaar. ci APR. mën na am ay coppite. du am coppite parce que APR suñu bébé la. APR daf ñu jaral lu ne danga may déglu. oui bismillah APR. suñu bébé la ñoo ko ngénte parce que depuis décembre 21 décembre xaw ma 22 décembre 2000 ba léegi maa ngi APR ak li ma xew ci affaire APR yëpp ba balaa may dem CCR en 2014 2015. convergence des cadres waaw des cadres fekk na boobu maa ngi doon nekk CCR mais maa ngi yemoon Rufisque. ba balaa may commencé di ñëw les réunions à Dakar donc sama wax man mësul changé man du ma dénigrer kenn li may wax dama ko ñeme. te dama ko mës di wax et j'ai toujours tapé sur la table bés bu ñu demoon tey ba loolu am. mais kenn ku nekk am nga droit nga jël sa position bu nga xamante moom la mais da nga koy défendre da nga koy argumenter. waaye balaa loolu dañuy woo kilifa gi nga xamante ne moo ñu njaboote ñun ñëpp. c'est pas parce que moom ministre la que da koy favoriser que man militante de base la peut-être si cadre mi laa bokk que daf may défavoriser. wala nommé wu ma que daf may défavoriser non non. kon lii baaxul parce que décentralisation. waxtaan la waxtaan la waaw. donc daf ñuy war a toog ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaan ñu joxe suñu point de vue. mais lu tax nga ni lii baaxul ci Bambilor. baaxul ci non dama ni. oui Bambilor ñun ñu jóge ñu fa jëlee ñu fa. oui arrangé nañu. arrangé nañu ndax dañ daan jéggi commune pour dem suñu commune. oui mais fi mu nekk nii dañu bëgg ñun commune de plein exercice ñun loolu la ñu bëgg. parce que dañ ñuy boot waaw ñun bëgguñu ko ñu boot. léegi ñun mënuñu dagg fee da ngeen bëgg di demal seen bopp. bëggoo ñu leen di boot infrastructure ba pare di leen diri. infrastructure yi tax ñuy wax. suñu côté la nekk. bu dee intellectuellement parlant mu ngi fa bu dee politiquement parlant mu ngi fa bu dee sur le plan industriel mu ngi fa maanaam ay usines yeeg industrialisation beeg bagage yu bëri yu nga xamante ni moo tax commune di dox mu ngi fa habitants yi déjà en 2013 bi ñu mujjee def bi ñu doon def lii di signer pétition yi on était plus de 25 000 âmes jàpp 30 000 âmes période boobu et c'était en 2013 pendant ce temps tout récemment 2017 demal xool statistiques yi Sangalkam 13 407 habitants la def. léegi ñun 2013 boobu ñu nekkoon presque 30 000 habitants est-ce que war nañu jël nombre bu toll noonu ci nit di ko teg ci kaw Sangalkam nga xamante ni ñun 2 fois la ñu nekk presque poids du loo xamante ni du xel lañ koy kii. moo tax affaire bi il faut ñu dem ak xel. kon yenuwul maanaam. non du tout su ma la comprendre bu baax projet bi yenuwul maanaam. déedéet. projet bi ñu dagg. oui pour mu leer. waaw jëlee ñu Bambilor. yanu na maanaa. yanu na maanaa. mais léegi lu yenuwul maanaa lan la. président ministre Omar Gueye en tant que ministre des collectivités locales moo ko dagg. def proposition boobu mais nag Mariama nag sànq ba léegi yaa ngi wax Omar Gueye te Omar Gueye nekku fii te sànq ba léegi bàyyi ma daaneel sànq ba léegi yaa ngi dal si kaw mi ngi si mais xam nga loolu ay ministre bi mais xam nga loolu ay mbirum politique la seen biir. mukk parce que tamit doomu terroir bi la dama koy wax man cëram dama ko jox wàccuwaayam ba mu mat saa bu ñu ko falee wax dëgg yàlla dama ciy kontaan man aw ma benn problème parce que moom falul boppam yàllay joxe ndombal tànk te ku bañ lu yàlla def moom defe naa ni sa métit dina yàgg waaw kon affaire pal beeg yooyu amul problème mais en tant que ministre des collectivités locales ban taxawaay la waroon def doxul taxawaay bi mu waroon taxaw parce que bu fekkee da nga ne da nga. mais quand même projet bi président de la République sax moom moo na ko jox ministre de l'intérieur. waaw léegi bu ko joxee. oui ñun am nañu droit ñu exprimer li ñu bëgg. mooy lan bëgguñu mu ñu jëlee ñu Bambilor ñu sant yàlla ne uf
mu taf ñu Sangalkam loolu amul sens. maanaam ñu leen di ñun taf daal yéen périphérie daal la ñu bëgg a maanaam yéen daal jógee. taf Sangalkam bi ngeen àndul. waaw dañu bëgg a jóge périphérie dañu bëgg a nekk nag central nag fi mu nekk nii demal suñu demu bopp parce que mën nañ ko. attan nañ ko. bëggoo leen ku leen boot. déedéet bëggoo leen ku leen di. parce que ki ñu nar a boot buñ ñu bootee suñuy tànk day lang te boot nag commodité da ciy am da ngay boot ba mu dëgër aj tànk yi daal di boot roggandi takk ba mu dëgër. te mënu ko donc loolu moo tax ñu signalé ko à temps. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Mariama Sarr Dia nekk conseiller municipal ca commune bu Bambilor naka noonu mu nekk membre si convergence des cadres républicains naka noonu tamit mu bokk si lépp lu jëm ci wàllum communication ci Benno Bokk Yaakaar alors Jaxaay tamit dafay rejoindre Kër Massar. waaw. loolu la yow décidé ban lecture nga ci am. waaw parce que Jaxaay dafa rëy. dafa rëy. oui dafa am parti boo xamante ni ñun tey suñu commune. dem na ba Jaxaay xam nga suñu commune fu mu yem. dafa dem ba ci autoroute à péage sortie 9 bi. li jàkkaarloog ak Sédiment ci commune Bambilor la bokk. après mu dem ba Arena. loolu yëpp ci Bambilor bi la bokk. après mu xëtt dem ba fële côté gëndu fak affaire yooyu noonu ci biir. wër Kañag ak yëpp. ba ñu sësante ak Kër Massar. donc suñu benn parti quoi lenn li duggante ak Sangalkam parce que ay njaxiraat ak affaire yooyu noonu. genn wàllu njaxiraat ci suñu commune la bokk. wax dëgg yàlla et puis dañ doon am peine bu rëy par exemple ñi dëkk cité des enseignants xam nga dafa enclavé. pour ñu jóge woon dem uti ay këyit dañ doon sonn ndax da ngay dugg ñaari oto bu fekkee yoroo oto pour mën fa accéder. te dañ ne décentralisation l'administrateur dafa war a jege administré yi. léegi suñ ko defee nii ñun ñu dagg ñu Bambilor comme li ñuy wax distance boobu dañ naan ouf. mais suñ ñu ko tegalee ñun fi ñu nekk nga xam ne ku nun Kër Njaay loolu la ñuy def commune bi commodité fa lay ëppee bu ko defee ñooñu ñëpp ñun mën nañ leen englobé waale et puis accès bi dootul am benn problème. ba pare comme li ñuy wax nii dafa yàgg yooyu. ay village lébu yu nga xamante ni ñoo sañ ci Dakar la. defe naa xam nga fi ma waxee. alors Bambilor 5 villages. ñu fas yéene ko taf Sangalkam dafa bari. buñ ne fas yéene taf. projet la fas yéene boobu. laay bañ non c'est-à-dire mënuma ko nangu parce que buñ nee bu ngeen nee. fas yéene non xam nga Mariama Sarr Dia xam nga projet la. mais man instant yi dama lay laaj ay questions yoo xamante ni comme si projet bi antu na. déedéet antoogul nag. damaa bëgg ñu dindi loolu nag si bopp nit ñi antoogul mënuñ ko dindi si suñu xel. mënuñ ko dindi si suñu xel Mariama Sarr Dia. moo tax moo wax la mënuñ ko dindi suñu xel. moo tax man la 5 villages yi nga xamante ni Bambilor lañ ko jëlee di ko taf Sangalkam dafa bari. ah waaw xam nga loolu comme ni ñuy wax parce que Sangalkam. bu fekkee dañ koy équilibrer rek 3 villages la woon. 3 villages moom xam nga ne mën nañ ko saxoon bañ a ériger en commune. parce que code des collectivités comme li may wax ni 15000 habitants la wax. donc accidentellement et puis à l'origine dafa nekkoon communauté rurale bu nga xamante ni secteur boobu yëpp moom moo ko bootoon. wax dëgg yàlla mais sanction politique bu nga xamante ni moo amoon 2011 moo tax ñu wàññi ko ba mu nekk 3 villages mais man bu doon man rek ñu koy taf c'est pas compliqué man defoon naa schéma bi benn jour kii nu mu tudd. Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur. mosoon na ma recevoir bi fi nekkoon. mu ne ma lan nga proposé. parce que nit tam buy laaj dara maanaam ñu delloo ko ci droit man bañuma ko. mais nag dañuy dem ak logique ak xel tamit. parce que si am solo. ma teg cartographie bi ma ni ko mën nañu dindi quelques villages yu nga xamante ne dafa duggoon ci biir Bambilor ñu parallèle ko ak yenn man neewoon naa ko ñu jël sax ba cité Doudou Bass moom bu seetaanee lii. dina ma dégg dina xam ne proposition bi defoon naa ko. wala ñu jël tali bi nga xamante ni moom moo séparé cité Doudou Bass ak Njaxiraat. aligné ko ba benn parti Bambilor ñu tefal ko Omar Gueye. Bambilor nekk à part Sangalkam nekk à part ñun ñu nekk beneen parti bi nga xam ne ñoo ñëw ba autoroute à péage parce que nag ay kilomètres la ñuy daw. balaa ñuy egg Sangalkam. nit ki tamit comme li ñuy wax nii bul ko neenal à 100% parce que loolu tam du xel. du ma jël ay sentiments politiques bëgg ko teg di neenal ministre Omar Gueye parce que lii c'est un droit te président de la République bu promettre très dara dana ko def. le connaissant bien nag moom moo tax ma koy wax mu ne ko dina ko rétablir dans ses droits léegi dafa gum na lii en attendant. man amaguma lu ma ciy wax mais fi may indi sama point de vue mooy ci biir projet bi ñun
bëgguñu dem Sangalkam. bëggu leen dem Sangalkam. bëgguñu dem Sangalkam du démb du tey te du suba. Sangalkam bëggu leen fa dem. bëgguñu fa dem du démb. du tey te du suba. nañu jox suñu commune bopp ñun commune rek la ñu bëgg bëgguñu leneen. kon yow sa position bi tax na tey kenn convoqué wu la. encore une fois du si ñàkk du si ñàkk. kan parce moo que fa ku jaar waxul kan dëgg moo rek fa wax jaar fa leneen loolu nag moom. kan moo fa jaar xaw ma nag wax dëgg yàlla xaw ma ko nag. alors askanu Bambilor jamono ji nan nañ gisee mbir mi. majeure partie bi. ànduñu si. du tout. parce que juróomi village chef de village yi ñoo yore comité de pilotage bi bu ñu wootee pour point de presse marché affaire yooyu demal archive yaa ngi fi. ñoom ñëpp da nga leen di gis ñoom ñëpp dañuy génn ànduñu si majeure partie bi bu ñu doon tey ñu ne 4 quarts la. un quart bee ci ànd mais 3 quarts yëpp ànduñu ci. wala ma ni 2 quarts bi ànd nañ ci 1 quart beneen bi dañu mitigé. mais depuis lors ñoom fu ñuy woote ndeysaan maa ngi ñaanal Pa Yàgg Jóob yàlla na ko yàlla yërëm parce que moo doon juróomeelu chef de village bi nekkoon Kër Daouda Sarr dafa yàgg wax ni président Macky Sall xanaa balaa maa dee di ñu may commune ñun juróomi village yi ak cité émergente yi j'espère que à la mémoire de ce vieux président Macky Sall dina xool balaa projet bi ñu koy naan dañ ñuy taf dinañu woo rencontrer ñu laaj ñu suñuy avis ñun ñi nga xamante ñun ñoo ŋànk bu dul dara volet politique bi secteur boobu te defe naa ne rafet na parce que fi nga xamante ni PDS moo fa nekk ñu ñëw di ñafe ba tey APR au la mais la fay gagné sans soxlul sa campagne. mais lii yëpp day war a ni aussi politique la moo tax. waaw parce que politique moo tax ndax soo xoolee si histoire gis nañ ni politique moo tax régime bu fi ñëw nga am noo defee mbir bi suppression fii fusion fii rattachement fii. waaw politique li ci kaw da ko tegoon ci injustice. mais bu réparer injustice bi mooy li mu ko tafal ba pare. parce que tamit il faut mu nekk ay parti séparation fi égale. séparation yi il faut que ñu tolloo équilibré boog en fait noonu laa ko mën a waxee. bu ko delloo ci droit am mooy lan mu delloo ko quelques villages yu nga xamante ni jël na ko taf ci moom ñun day tekkaat beneen peine si toutefois dañ ñu tafaat foofu day metti parce que ñun déjà boom démographique bi mënoo imaginer man fi ma dëkk tey mooy première partie bi Kër Ndiaye Lo cité Dabakh mais boo fa ñëwee donc tu vois un monde fou à perte de vue nit ñi chaque week-end dañuy ñëw di dëkk si. di toxu si. boom boo xamante ni presque soreetuñu arena bi. nga bëgg ñu jël li nekk foofu yëpp. boom démographique moo fa am. plus de 35 000 habitants lañ fa nekk donc dañu bëri ñun ay 13 407. ñu jël ko war ko sotti dafa naa xel sax. xaw ko nangu daal. mais comme li ñuy wax am naa confiance ci moom am naa confiance ci xelam te moom concertation ak dialogue ak échange moom prôné na ko. te yàgg nañu aviser aussi. alors Bambilor dañ fay dégg tamit mbirum foncier coow li tamit bëri na foofu trop question bi sax yaa ngi ree laata may daaneel alors lu tax Bambilor coow li bëri foofu. ah man nag damay wax tey lan moo mës a tax sax nag man mosuma woon ànd ak ñoom. def nañ defuñu. maanaam caxatee suuf si. bëri na foofu quand même def nañ defuñu. du ma accuser parce que man lu ma dundul man du ma ko gëm. man genre boobu laa wante dama émettroon ay réserve moo taxoon ànduma ak ñoom wax dëgg yàlla. da nga émettroon ay réserve les concernant. oui ndax man 1 an rek laa fa defoon avant ñuy def local yi 1 an laa fa defoon. 1 an oui mais coow li dafa bëri woon lënt sama nopp. ci wàllum suuf. kii la kee la kii dagg na kii jaay na terrassé nañu lii coow li mel na bu ma la ko waxatee. man nag lu lëj man du ma si dox. dama bëgg di dox lu leer parce que dama bëgg fu ma. kon mbir mi ba léegi dafa lëj. ah yéen a ngi koy gis ci journaux yi. oui mais man sànn bien sûr. du ma ci extraire sama bopp parce que fa laa dëkk neexuma tamit ndax ça nous met mal à l'aise ndax boo nee man commune Bambilor. mais ñan ñooy caxatee suuf si foofu. ah ça je sais pas mais je me dis. mais Mariama Sarr Diaw loolu war nga xam. bàyyi ma non Mariama Sarr Diaw yow mi nekk foofu war nga mën a xam exactement. xam nga coowu suuf yi am comme li Bambilor ñuy wax nii. tey autorité mën na ñëw. doxal normalement. am ñu muy àndal ñu doxalul normalement am na ñoo xamante ni ay particulier lañu ay jaayaat ak affaire yooyu ay micmac comme partout rek dans le Sénégal. te xam nga problème suuf dafa nekk loo xam ne dafa sensible wax si dafay xaw a jafe mais man daal ma concernant man sama bopp man personnellement looloo taxoon ma xaw leen moytu parce que man dama bëgg politique d'accord mais politique juste et vrai. nga xam ne damay jàkkaarloog doomu aadama yi di waxanteeg ñoom loo xam ne soo nee ma ni ñu déglu la soo waxee nga convaincre leen. politique gu ma xaalis
ndax aw ma xaalis mooy politiquer mais sama kàddu laa am. te bëgg naa ko respecter ñoom it loolu lañ ma jàppee loolu lañ ma nawee te bëgguma changer benn yoon ci sama démarche. parce que tamit nit bu fekkee gisalu la ndombal tànk. amul benn nomination mais li nga koy wax ak ni mu gisee ngay doxee ak moom doy nga ko mu ñëw mu ànd ak yow fexeel ba nga sàmm sa kàddu. man nag comme ni ñuy wax nii. dugguma ci boobu bokkuma commission domaniale coopération décentralisée laa nekk ci commission bi. te musuñu toog ak suñu maire musuñu am benn feuille de route musuñu am benn mission musuñu recevoir toog ne ñu def leen. musu leen recevoir musul am commission bi man ak ñetti élément ñoo ko bokk. ñu ngi may dégg dinañ. musu leen recevoir musuma recevoir toog ak moom et mieux sax mujj gi dafa wax ni man me concernant par exemple parce que li gën a indi xëy na suñu divergence. yaa xëcc nag affaire bi ci politique tuuti moo tax ñu xaw dugg ci détails yi. dafa amoon tuuti suñu ginnaaw foofu diggante pël yi ak affaire yu tool yi yëpp lu politique moo ko lal. waaw affaire non. ak diggéenu pël yi. non dama la bëgg wax ni la. damay revenir tuuti pour préciser que ni wàllum projet bi. politique moo ko lal. duma ni politique moo ko lal. ah mais dañuy delloowaat injustice bi amoon moom laa lay expliquer dès le politique la. ma ne politique la. xam nga tey gis nañu régime bu fi nekk tamit même chose lay def. xam nga tey maa ngi ne ni war a ko mën a dàq. dàquma ko ci kaw dama ne kii ñu créé defal injustice. ñu koy delloo liñ ko jëloon ci moom. loolu laa la jëkk a waxal xam nga. moom dañuy rétablir injustice bu fi amoon. maanaam lu nekkoon foofu la ñu dindi ko président di ko delloo. donc man duma ni politique la. suite bi nag proposition la ñuy def. mais bu ñu delluwaatee ci affaire maire bi pël yi ak tool yi xam nga problème dafa mës a am. te ñun lu ñu dégg dañuy jóg parce que tamit population yi ñoo ñu fi bàyyi ñoo ñu fal. ma sensibiliser ko par rapport ak loolu ak cas social xale bu feebaroon ma koy interpeller ak affaire coopérative d'habitat waa Sénat ñoom it ñi ngi may dégg parce que samay kóllëre la ñu. wax dëgg yàlla ma interpeller ko mais il m'a fait savoir que su amul audience du ma jël. mu am daal waaw du ma jël man conseiller municipal bi man dama koy demander audience et je me suis exécutée parce que man dégg naa ndigal damay def li ma war a def après xaar mais boobu ma ko signalé ba léegi defe naa léegi mu mat 3 ans de woowu ma pour ne ma audience wala suite lii wala laa amul maa ngi nii mais man tam comme li ñuy wax nii bu fekkee ni yëf yi jàllul doo forcer da ngay dal alors parce que fii àddina la aussi alors ñu dellusiwaat ci wàllum kaaw Bambilor spécifiquement alors est-ce que mën nañu wax conflit d'intérêt taxawaayu ministre des collectivités territoriales waaw man nag côté boobu am naa ci sama xel mais bu ñu doxalee ba ci kanam. mën naa ma ñëwaat fii ma wax la li ma xalaat pour l'instant. maanaam si lay gën a leer sa bopp. non leer na ba pare leer na. xam waaw naa mais loolu mën nga ko wax léegi. xam naa déedéet. non mën nga ko wax léegi bàyyi ñu def ko noonu. damay wax lu tax ñu bëgg ko def gis nga nit ci boppam. buñ la joxee lépp nga jël lépp rek dafay metti. kon Omar Gueye dañ ko jox lépp mu bëgg jël lépp. mais mooy ministre des collectivités. dañ ko jox lépp mu bëgg jël lépp. waaw bu dekkee ministre des collectivités territoriales. oui ah. ñëw tey lu mel nii am mais kay nañu woo ñun population bi rencontré ñu mu toog ñu échange mais demandé nañ ko audience courrier baa ngi bureau ba léegi jëluñu te chef de village yee ko signé gis nga jiitu du par force ngay jiite nit ki da ngeen di waxtaan ba juboo te président Macky Sall dafa prôné dialogue social muy lan climat social bi buñ ko xëcc ak pacte ak waaw stabilité sociale waaw surtout stabilité bi oui mais démarche am daal mi ngi noonu man nag comme li may wax du ma ci revenir aat parce que conjugué naa ko au passé bu yàgg démarche kan ministre bi en tant que defe mais fekkee ni nag président de la République moo koy dooleel nag du question de président moo koy dooleel fekkee ni président Macky Sall moom du ma ni moo ko dooleel parce que defagu ko affaire bi nekkagul exécution Malick suñu waxtaan nag du neex non mais Mariama parce que da nga bëgg a pante jëm côté boobu tamit dama lay recevoir ne la pante amagul Mariama defal daal pante amagul parce que defaguñ ko non c'est-à-dire defaguñ ko mais projet la projet ñun ay observateur nañ waaw projet la mais xam na ni projet fu mu jëm ça ne veut pas dire que tout projet est réalisable waaw loolu xam nañ ko il faut émettre des réserves nag xam nañ ko mais fekkee ni projet bi mujjantel bi loolu la mënoo xam mujjantel bi parce que nekkoo dans le secret des dieux non c'est-à-dire mën nga am sa interprétation personnelle nag waaw mais xam nga projet bi fekkee ni foofu la mujjee laa la wax mën nañu wax ni président Macky Sall moo ko dooleel
bu fekkee ni fa la mujjee. oui du ma ni dooleel dama naan moo ko validé. non. loolu laay wax. non mais moo koy validé moo koy parce que validé après tout tamit. mais Mariama xam nga Mariama fekkee ni yow sa position tranchée bi ngay woote. ak tamit sa point de vue bi ngay woote. ak sa direct bi ngay woote. loolu lu muy signifier mooy président Macky Sall moom après dafay dooleel ministre Omar Gueye. waxuma da koy dooleel. dooleel laay bañ loolu laa bëgg nga wax. duma ko wax lu tax parce que loolu nekkul. ndax président Macky Sall am na considération ci ñun ay yow tam duñu ay ministre rek pour yow ñun duñu dara tekki wuñu dara. si non waxuma loolu de. non Mariama moom mooy ministre mooy dem mercredi bu nekk conseil des ministres. te moom waxam la ñuy topp. mais dama ne loolu su antoo mooy président Macky Sall moo ko dooleel. mën na bañ a antu bu antoo moo ko validé mais mën na bañ a antu aussi. mais su validé mooy daka dooleel. du ma ne daka dooleel. dooleel boobu laay bañ parce que du défavoriser benn njabootam pour jàppal kenn tamit. mënuñu défavoriser. mais mën nga ñun ñu nekk ci champ politique bi depuis belle lurette mën nga nangu Mariama Sarr Dia que ni su anto Omar Gueye lay arrangé. daf koy arrangé bu baax. mais loolu quand même mën nga ko nangu. bañ a nangu. dina ko arrangé. waaw loolu kay mais su ko arrangé mooy da koy dooleel. déedéet. quand même. déedéet. lan la. du ma ne su ko arrangé da koy dooleel. mën na ko nangu ci kaw mu toog déglu par parti bu nekk. et je me dis. boy c'est un homme très réfléchi et responsable. J'avise parce que comme li ñuy wax ñun ay acteurs ak actrices politiques lañ nekk ci terrain bi ak ñi politiqueul parce que tamit quartier yi ñun moomuñu ko de population bi ñooy fal ñooy folli te kenn ku nekk nag ak looy mënta def sa àddina da nga jël sa responsabilité. man loolu moo tax may la buñ ci excès dinaa ci wax. mais excès guñ ci moom nag moom ci boppam moo warul woon seetaan sax ba lii di demee nii. moom Omar ministre Gueye waaw en tant que ministre waxuma sa personne de. encore une fois sa personne du moom mais ministère bu mu yore parce que si souveraineté étatique la nekk ñun bu ñuy adressé wu ci moom jëluñu ko sax en tant que camarade de parti wala doomu terroir ba. mais dañ ko jël en tant que autorité bu nga xamante ne étatique la. moo taxoon ñu demande. nga ne waru ko woon nangu. waaw waru ko woon nangu. mais xamoo lu tax mais xam nga nekk ministre ñu jox la projet mais ministre da nga war a suivre ay instructions. ku la wax moom deful projet bi ku la wax moom ci boppam deful projet bi proposé ko. kon da nga jàpp ni moom. mën na def projet bi mu proposé ko président Macky Sall. xel pour lan la nag yow tamit nee naa la terrorisme intellectuel amul fenn te xel pour xalaat la day tukki mën nga taxaw fii dem ba màkk léegi nii. kon yow sax sa xel da ngay xel yaar si peut-être Omar Gueye si boppam. moom moo lal mbir mi. mais bien sûr mooy ministre bi yore foofu ŋànk ko gis la fa nekk comme li may wax ma ne ñun nag yu fees dell ak suñuy ween dafa am meew ñëpp ñu bëgg a manq mais nag léegi nag ñu ne ñun dañu bañ. meew yu fees dell. ni gaañ waxin la parce que bien sûr sur le plan. oui politique. mu ngi fi sur le plan intellectuel mu ngi fi. professionnel association yi GIE yi ak lépp ñu ngi fi potentiel financier bi mu ngi fi mais kon dañuy wax ni ñun moom moo ñu soxla mais ñun soxlawuñ ko. ñun bëgguñu ko ñu taf foofu. pourtant nag ku waroon delloo nag naar bi xoromam la parce que. waaw gis nga moment bi nga xamante ni dañ doon def découpage bi. découpage administratif bi. chef de village yooyu. te mu wan ginnaaw. ñoo ko ngemboon. ah bon ñoo ko ngemboon jàppale ko nag mu jaral leen lu ne temps yooyu M6 la woon sax parce que même Daaru Cubb ci la bokkoon man bi may ñëw Daaru Cubb ci la bokkoon après lañ ko dindi. waaw mais ci la bokkoon donc dama koy wax mu réfléchiraat comme li may wax duñ la jox lépp nga jël lépp baaxul de. raxas bu fëkkee ndaf rek dafay day garaaw. am na solo waaw ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Mariama Sarr Dia conseillère municipal ca commune bu Bambilor naka noonu mu bokk ci alliance pour la république di APR alors lii yëpp est-ce que du échec acte 3 de la décentralisation. man duma wax échec la. lu tax duma wax échec injustice la fi fekk di ko rétablir kon du échec. injustice la fi fekk. waaw di ko rétablir. kon du échec gu acte 3 de la décentralisation. déedéet pour wax may mënuma wax ni échec la xam nga lu tax perspective yi dafa riche. si naan waaw moom laay wax. oui gis nga zone tey. président bi muy ñëw Diamniadio lan moo fa nekkoon Malick
c'est récent non. oui changement yi nga fa gis yëpp ak moom la. ah mais l'état c'est la continuité. waaw l'état c'est la continuité mais il y avait pas de projet là-bas pendant ce temps. l'état c'est la il y avait continuité, seulement l'autoroute à péage bu ko fàttee. mais état moom loolu moom état moom mais c'est la moom bi mu continuité. ñëwee il a posé des actes mu valoriser communes yi. tey lu tax ku nekk di rey boppam bëgg a nekk maire c'est parce que liggéey bi nga fa war a liggéey moom mu volumineux te dafa bëri ay volets et volets yi fa nekk commission yi ça prend en compte toutes les couches de la société de la commune. vraiment lépp la ñuy traité yow kay yaay mën wala nga bañ a mën rek nga compétent wala nga bañ a nga incompétent nga jaaxaan ñëpp yéeg la wala nga far. maanaam ñaari fonction mu dox wala mu bañ a dox et consort. donc moom bi mu koy defar dafa bëgg ñu jege suñu population di waxanteeg ñoom comme ça moom bu fekkee nit mënul dem ba ci moom wax ko li nga koy wax nga yónnee ku nekk. ku nga xamante ni moo ko fa représenté bu ko defee mu wax lan mooy méttitu askan wi. mais askan tam boo leen tëyaa da ngay dem vers ñoom. mais nga nekk fenn commune siiw nga Sénégal xëy na siiw nga feneen ak feneen mais siiwoo sa fi nga nekk ndax say administré xamuñu lool. boobu volet boobu. ñooy tax ñu naan président. dafa raté décentralisation bi. alors Mariama Sarr Dia juróom-ñetti simili moo ñu dese ñu aborder léegi élection locale yi sa taxawaay lan la nar a doon. locale yi de comme li ñuy wax nii xam nga lii suite la. oui. buñ ci excès man di nga xam sama taxawaay. localement nan nga fas yéene taxawee. qui veut aller loin. tubaab ka wax kon instant yi da ngay yoon. ménage sa monture. bu ñu xamee foo jëm. kon daal mbir mi daal da ngay def tepp tepp moo gën yuréet parce que fii tamit. dëkk bëggoo xam fu nga jëm. xam naa fi ma jëm parce que politique laay def te damay xalaat. te man du ma toog ba yëf bi egsi may am lu may wax. kon yaa ngi siy waajal damay anticiper wax sama li may wax ci waajal bi avis bi ci la bokk mooy lan interpeller président bu doon dama yore panneau dama koy def bu rouge ne ko nii. ne ko stop pour ñu xoolaat. mu xool lan moo xew. wala pancarte. ne ko am na lu xew. attirer attention. mais président xam na ko. am na lu muy xam. mais xam nga coow li dafa bëri tamit. te ñenn ñi xam nga dañuy fuur. mais li ci suuf mooy lii xam nga tey bu fekkoon ni ñenn ñi. am nañu unanimité kon jamono ji fa am luy fuur nekk ci kaw. waaw bu fekkoon unanimité am na buñ ko nee taf rek ñëppay d'accord bu doon mbooloo mi ñuy wax am na ñëppay nangu waaye mi ngi nii de ñun ñëpp ko gisandoo. boobu ba léegi yéen a ngi dégg manifestation yi yéen a ngi dégg wax. donc am na lu mu signifié kilifa nag la. suñu kilifa la wax dëgg yàlla ñu reconnaître ko kontaan ci moom di renouveler encore suñu confiance ci moom. di am vision bi mu xamante ni moom am na ko ci dëkk bi moo tax enfin foofu bi mu defaree foofu def fa ay infrastructure def fa tout ce qui est lépp lu nga xam ne dafa viable nga gis nit ñëpp converger jëm foofu. gis nga foofu dafa jaar benn yoon toxu léegi fi mu nekk nii. terrain yi dañ ko gën a valoriser dafa gën a cher foo xamante ni tey par exemple bon foofu léegi terrain yi par exemple mën na ëpp léegi 4 millions 5 jëm 6 am na ñoo xam ne jege nañ tali bi ñoo moom seen yëfu bopp xaw si am ay travaux sax plus de 10 millions pour nga am terrain selon kalay gaay la mu d'accord mais dama bëgg a wax ni da ko valoriser waxtaan ba juboo la mais da ko valoriser man naa sama wax mooy plus de Bambilor jamais de Sangalkam boobu ma doon wax noonu man sama slogan boobu. ah bon waaw. yaa ngi fa ba tey. maa ngi fa ba tey bougé wu fa maître dama fa nekk démb di politique ñu jàppalee ma loolu. ma nekk fa tey di politique ñu wegee ma loolu suba loolu laa fay continuer di politique ba balaa may xam ne jeexal naa politique. ma bàyyi loolu. alors élection locale yi ba léegi nii date bi leeragul coow yu bëri na si dialogue politique bi pouvoir ak opposition. lan laa leen waxoon ci defe naa demal archive nga xool lan laa waxoon ci parrainage. damay aviser man tout le temps dama. maanaam. dañuy anticiper daal yi nga waxoon ni yëpp moom moo am tey. teg lan nga waxoon. xam nga fàttali ko suñu mbokk téléspectateurs yi. xam nga opposition day initier benn affaire. teg ko état muy président fekk ci leen parce que du bëgg xëccoo. li may wax tension sociale boobu da koy bañ da ko mës di bañ mais suñu leen toppee rek. virage bi tout le temps dañ naan ñun waxuñu woon loolu ñun loolu arrangé wuñu woon. ñun waxuñu woon loolu ñoom ñoo demandé woon révision yi
liste yi ñu accordé leen ko et puis mieux xam nga lan la ñu waxoon même président Macky Sall du financé pour que ñu càmbar liste yi ñu dem kon da nga bëgg wax ni lii yëpp jeu opposition bi la parce que pare wuñu ñun bu ñu newoon xëpp suba te yéen pare ngeen bu ñu newoon xëpp suba ñu def comme li ma la wax xam nga dañu wóolu suñuy population parce que dañu am lu ñu wegee gisuñu président Macky Sall ñoom pare ngeen yéen jotuñu si ña fa nekk pare ngeen mais ñoom ak ñun manifestation yu amoon jamono yëpp ak ñi frustré ngeen ni yéen doole gi ba tey yéen a ko déggoo li ma la wax opposition moo traîné les pieds léegi ñu dem nag ba nga xamante ne affaire bi jeex na ñu ne ñoom d'accord ñu ci xoola ville kii cible yi commune cible yi ñu jëloon sax ñoom ñoo ko tànnal seen bopp commune yi ñu def cible def ci pour tester ko ñoom ñoo ko tànnal seen bopp dañ leen bàyyi carrément ci seen liberté d'évolution mais nag dañu bëgg a këpp sénégalais yi da nga bëgg wax ni lii opposition bi la arrangé su waaw ko defaree moom ñu la defaraat arrangé. seen taxawaay ak seen toogaay xoola déjà écart bi ñu leen jox ñu ne leen fileeg janvier 2022 oui fin janvier fin janvier 2022 ñoom ñu ne décembre janvier te 1 mois la léegi pourquoi arrangé wu leen et puis Covid bi dafa am aussi Covid bi bu amee man bu doon man dañuy coupler les élections nga xam ne du ñu dem sax ñaari ban élection local ak législative mu jeex noppal ñëpp xaalis bi nekk benn yëngatu bi nekk benn lépp nekk benn mu jeex tàkk mais tout le temps dañ naan ñun nañu def lii ok président topp leen si parce que tamit moom dialogue moom jaral na ko lu ne bu leen toppee ñu dem ba ci biir na ñun loolu arrangé wuñu comme ni ñu defoon ci parrainage bi rek justement ñetti simili moo ñu desee Mariama Sarr Dia parrainage bi gis nga lu si cour de justice bu CEDEAO wax Sénégal mu del pour mu teggi tànkam dellu ginnaaw man buñ tàlloon seen loxo damay dóor si seen loxo si cour de justice CEDEAO ah bon waaw laaj ma lu tax ok ñun nous sommes un pays souverain gis nga nit boo jiitee même àddina yëpp boo ko jiitee avis dafa baax di déglu bul pant gis nga njiit soo pantee rek da ngay tasaare doo dajale da ngay nekk équité nopp bu mu nekkee fii bii nekk fii c'est parce que bopp moo leen boole du dëgg il faut savoir tendre les oreilles écouter nga doog a trancher ñun Sénégal fii bi mu nekkee démocratie bi ñu ko fii prôné ñaata siècle mais nate yàlla sama maam jooju sax ci démocratie lañ doon dox une société très bien structurée xoolal république lébu fii Dakar ñoom ñu fi accueillir ñun waala yi ñëw ak ñeneen ak ñeneen. gis nga nit bu amee intégrité am souveraineté am da nga koy respecté. CEDEAO wax nañu mais man pour man waruñu trancher c'est pas à eux de juger dañu war a def rek seen proposition. et puis quand il y a tension des deux bords wooteel ñëpp ñu tase boobu mooy tax ñu am consensus. man dama bëggoon désormais leneen lu ñuy def ñu koy def ci consensus parce que lu consensus amul rek baaxul. Mariama Sarr Dia sa dernier mot simili yi jeex na. di la remercier encore une fois. di sant yàlla. di julli si sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam. di wàkkirlu sama wasila maam Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. sant waa kër maam El Hadj Malick bu baax a baax mais di renouveler sama kóllëre sama diggante ak président Macky Sall. ndax lu yàgg dëgg la. xëy na lu daggul dina dikk mais daal ñi ngi ci terrain bi di ko liggéeyal ba keroog yàlla def ni nguuram jeex na ñu gunge ko ndànk incha allah mais lu dul loolu ñu ngi ci terrain bi projet bi nag comme li ñuy wax nii yàlla bu mu antu. plus de Bambilor jamais de Sangalkam loolu laa jeexalee. maa lay gërëm bu baax di la sant bu nekkoon Mariama Sarr Dia conseiller municipal ca commune bu Bambilor naka noonu mu nekk membre ci APR ci convergence des cadres bu Alliance pour la République naka noonu Mariama Sarr Dia membre la ci cellule de communication bu coalition Benno Bokk Yaakaar mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay. ñu leen di gërëm bu baax di leen sant Ndiaga Seck moo nekkoon ci réalisation bi Ibamar Sène nekkoon ci wàllum son bi Pape Mafal Fall ak Moussa Dia ñoo nekkoon ci caméra bi wala ci caméra yi mbokk téléspectateurs yi amul seen fay ba altine incha allah ñeenti waxtu.